mbégteeg bànneex yéen mbokk yi safoo la télévision du Saloum dellusiwaat jile di leen présenter seen journal de l'Africa loolee nag bu ngeen ko déggee ngeen xam ne ñu ngi ci ñetteelu édition foire internationale bu Kaolack ci biir parc d'exposition bu cœur de ville bu Kaolack journal de l'Africa nag saa su ne nu muy demee day faral di ànd ak ay rubrique gam yu mag rubrique bi nga xamante ne moo ci njëkk tous les jours mooy actualité de l'Africa. actualité de l'Africa nag tey jile mbokk yi li nga xamante ne moo gën a fës ci bëccëg bi ci bëccëgu tey bi nekk bés bi ñu ubbi foire internationale bu Kaolack et moo ko le 1er février INCO ñoom ñoo ko daal di gàddu INCO nag su ngeen ko déggee mooy ñuy faral di am ñaari couleurs yi mu jaune ak noir ñoom ñoo tey ñoo génn ci dëkk Mbossé Kumba jigéen bi ànd ak Jakarta ngay amal seeni communication lan mooy INCO ci lan la ñuy yëngatu ak lan moo leen tax a ñëw ci foire internationale bi lan moo ci seen taxawaay dañ ciy ànd ak Mouhamadou Moustapha Niang ak Aline Diop ñoom ñi leen toppoon bi ñuy wër dëkk Mbossé Kumba jigéen bi. tey jile di alxamis di benn fan ci weeru février ci atum 2018 lii di société DHL jàppoo sellal liggéey te taxawala fi société INCO fii ci réewum Sénégal ci wàccaayum foire internationale bu Kaolack di FICCA amaloon nañ ab caravane bu rëy fii ci dëkkub Mbossé Kumba jigéen tax ba lu toll ci 200 chauffeuru Jakarta sol ay mbubb yu jaune ak noir ànd nañ ci boobule caravane dugg ci biir dëkkub Mbossé Kumba jigéen bi yépp ngir fësal couleur boobule société ko te itam suñu sukkandikoo ci les responsables DHL dafa ñëw ci foire bi ngir wane boppam tamit wan askanu Kaolack jumtukaayam yu xarala yi mu yore. maa ngi ñëw ak équipe bi ñu àndal yépp di participer ci FICCA bi nga xam mais bii moom mooy suñu njëkkeel ñuy bokk ci FICCA bi donc weer wi ñu jógee ñi ngi bokkoon ci foiru Dakar donc ñu ñëw di participer ci foire bi bokk nekk ay doomu Kaolack dëkk Kaolack tey ñuy liggéey lu mel ni INCO di ay jumtukaay yu mucc ayib yoo xamante ni ñun ñoo yor exclusivité bi fii ci Sénégal ñu ñëw bëgg ko bokk ak waa Kaolack indi ko mu nekk loo xamante ni day bokk ci luy suqali koom-koomu Kaolack loolu moo tax ñu ñëw fii bokk ci FICCA bi. dañoo gis ne en fait Kaolack xamuñu bu baax INCO ñu gis ne 2 fois ngi ni ñuy participer foiru Dakar ku fa ñëw dëkk Kaolack danaan kon lii am na Dakar. ñu ne pourquoi pas ñu indi ko Saloum parce que ñun ay Saloum lañ donc ñu indi ko fii pour que ñëpp xam INCO xam ne ñëpp am nañ ci wàll tamit. loolu sax moo tax soxna Sile di ab jëwriñ ci boobule entreprise ma ngay woo askanu dëkkub Mbossé Kumba jigéen bi yépp te di leen wax ñu ñëw visiter ci seenub stand ngir ñu mën a relever seen défi boobu ñu lancé ngir mën a sax dàq Kaolack fii léegi foire bi di jeex. dañ ci jublu pour ñëpp xam ne INCO yegsi na dañoo yëngal ci Kaolack 14 jours yi moom dootoo leen ko fàtteeti dina mel ni 1 mois wu Dakar incha allah dañoo bëgg ñëpp ñi nga xamante ne menuisier métallique yi menuisier bois yi parce que ñoom ñëpp war nañ fi mën a gis seen bopp ak ñi nga xamante ne dañuy tabax maçon yi quelque chose comme ça ñi def BTP ñoom ñëpp franchement ñoom lañ fi nekkal. ñoom ñëpp dañoo bëgg ñëw loo tax ñu def caravane bi pour Kaolack yëpp xam ne INCO yegsi na pour que ñoom ñëpp ñu mën a ñëw visiter vraiment on souhaite ça. am na lu ñuy préparer pour waa Kaolack mais actuellement mën naa wax ne foire bi moo ñu fi andi en fait pour que ñu mën a xam exactement waa Kaolack nan la ñu bëggee INCO yéen a ñu war a wan loolu pour que ñu mën a toog placé wu incha allah. bile chauffeur Jakarta moom mi ngi kontaan lool ci ñëw INCO fii ci foire internationale bu Kaolack te itam mi ngi ñaax askanu Kaolack bépp ñu ñëw visiter ci boobule stand ndax gisu fa lu dul ay jumtukaay yu xarala yu mën a dimbali liggéeykat ci liggéeyam. tey kontaan nañ trop si ni ngeen ñëwee Kaolack jàppale waa Kaolack si INCO pour ñuy foire wàllu foire bi yooyu daal vraiment. kontaan nañ si trop quoi dugg naa si biir magasin bi gis naa si ay matériels yu baax a baax xam nga soobee yàlla danaa si wax ak gars yeeg yëpp pour ñu ma si mën a kii pour ñëw daal. kontaan trop tey ban génnee betu Kaolack waa yëpp dañoo waaru xam nga mobiliser fu ñu romb ñu tàccoog yëpp xam nga vraiment kontaan nañ si trop même booy sax danaan lan la ñu ne leen foire ba INCO moo fa ne ma xam nga kontaan si trop. borom vélo yëpp gis nañ si ak waa Kaolack waaye soobee yàlla da ngeen gis ñoom danañ fi ñëw soobee yàlla.
tey jii di alxamis amaloon nañ fi ci dëkkub Mbossa Kumba Jigéen caravane bu mag ki amal lu ne mel moo di société DHL jàppoo sellal liggéey bi taxawal INCO fii ci réewum Sénégal ngir mën a démarrer ay activités am ci FICCA 2018 mu doonoon xew-xew bu rëy ñu dugg ci mbeddi Kaolack yépp ngir fésal loolee di couleur boobu les sociétés. ñetteelu édition foire internationale bu Kaolack bi thème bu am solo bi nga xamante ne moom lañ ci tàmm mooy alal d'une norme communautaire à une norme économique invité ren bi nag maanaam dëkk bi nga xamante ne moom lañ fas yéene dalal muy waa Indonésie loolee nag ñu fas yéene ci amal ab forum bu yaatu boo xamante ne dañ ci waxtaanee ci biir thème bi waaye loolee yëpp di am deuxième rubrique bi nga xamante ne moom mooy amal ci journal de la foire mooy les mots de la FICCA mots de la FICCA nag tey ñu ngi ko dénk ñi nga xamante ne ñooy exposants yi njëkk a ñëw ci foire internationale bu Kaolack exposé fii ci parc d'exposition bi naka la ñu gisee organisation bi naka la ñu gisee stand yi ñu leen jox loolee nag Mouhamadou Junior Cissé moom moo ñëwoon seet si leen. 1er février foire bi daal di door jaaykat yi jóge ci Sénégal wërngal këpp ak ci li nga xam ne moo di sous-région bi ngir ñëw exposé li nga xam ne moo di seeni marchandises ñi nag teewoon fi daaw ak daaw jéeg mu doxoon lool waral ñu dellu siwaat. bi mooy ñaari yoon ñu fi ñëw daaw ñu leen ñëwoon ak ren. daaw est-ce que doxoon na waaw amoon satisfaction. waaw daaw suñu bor moom waaw doxoon na neexoon na tamit. waaw client yi ñu doon ñëw te ñu doon jënd daaw waaw. moo tax ren ñu ñëwaat waaw exposé waat waaw yomb na wàññi nañ lépp ñun bu ñëwee ci foire internationale dañuy wàññi yomb na loolu kay def nañ lépp xéewal. waa sant yàlla am na lépp dara manqué fi jox nañu courant jox nañu bërëb bu baax jox nañu courant bu doy defal nañu ay lampe vraiment jàppale nañu daal ba ñu ngi nekk ci ay conditions yu baax. di sant Kaolack quoi yëpp di leen soññ ci initiative yu mel nii nga xam ne mooy foire bi nga xam ne lii moom vraiment ni ñu ko délocaliser ko indi ko internationaliser ko dugg naa ci biir gis naa fi nationalité yu bëri. foire ren bi nag jaaykat yi nemmeeku nañ ci ay yokkute yu baax. li ci mel ni ci wàllub organisation bi ndox ak courant lépp daal dina fi am. waaw ndox moom ñëw na courant bi tamit lépp ñun yàgg nañ fi sax ñëw nañ fi am nañ fi ñaari fan mais ba ñëwee ba léegi dara manqué bu fi dara manqué fi yëpp ñëw na ay ndox ak courant am na tamit waaw lépp jàmm daal. connaissance bi nga ciy am ak yooyu noonu rek moo ëpp loo ci mën a def je crois bien ñun amuñ problème boobu ak xaalis beeg yooyu quoi fay bi. daaw defoon nañ ko bon gis ci avantage bu bëree bëri moo tax ren kenn jiituwuñu fi daal. non sant nañ d'abord bi ñu ñëwee gis nañ fi propreté gis nañ fi ay initiative nit ñaa ngi jëm daal gis nañ ni nit ñaa ngi jëm ci kanam tuuti bu soobee yàlla bu ñu tegul seen loxo ragal naa ni fépp fu foire Dakar di fi yegg foire bi dina fi yegg incha allah bu soobee yàlla. mu doon loo xam ne ngir askan wi la waral jaaykat yi di woo waa Kaolack ngir ñu génn ñëw ci biile foire jënd ci li nga xam ne moom moo di marchandise yi. comme di wax waa Kaolack nañ génn si rek comme xam nga waa Niger rek ñëpp ñëw nañ daal bu indi fa ay bagage na fa lépp am na ci foire bi loo xalaat loo bëgg am na li wax nañ génn sax ñëw dëggal seen bopp rek waaw. waaw sant yàlla gaa yaa ngi ñëw bu baax vraiment gaa yaa ngi ñëw bu baax clients yi ñu ngi ñëw ñu ngi lakkalu ci dibi gi di ñëw vraiment di leen xaar ngeen ñëw ñëpp ci dibi gi parce que loolu mooy neexal foire bi aussi quoi. bon di leen wax ne leen nañ ñëw ci foire bi am na lu fi ne nañ ñëw askan bi nañ ñëw ci foire bi am na lu fi ne. di woo ñëpp nag ñu ñëw parce que adduna moo toll fi mu ne yu mel nii moom foo dem dëkk boo dem moom da nga fay gis ay foire te lii rek moo mën a dundal dëkk moo mën a dëggal commerce bi moo mën a tax nit ñi gën a xamante moo mën a tax commerce jëm kanam incha allah. bii li foire nag ñu fas yéene kaa wéyal fi ba fukki fan ak ñeent ci weeru février bi ñu nekk li nu mel tax ba jaaykat yi di njort bu baax a baax ni askan wi dinañ génn ba seeni café saf sàpp ki suukar. mbokk yi ku gis lii ci suñ ginnaaw nag xam ne ñu ngi ci biir parc d'exposition bi dara manqué wu fii ngeen gisee nii nag mooy mbirum daal ak njënd ak njaay ak yi rek li ni mel waaye dara desul ci biir fii ci parc d'exposition bu cœur de ville bu Kaolack ñu wéyandi ba tey bi la yoon nag ci beneen rubrique bi nga xamante ne moom la ñu nekk nii mooy rubrique bu ñu tuddee le participant du jour ou bien la participante du jour tey jëlee nag ki ñuy dalal mooy Adja Fatou Kiné Lo nag ku ko dégg sa xel day daal dem ci lii di transformation locale
maanaam meññeef yi nga xamante ne moom la ñuy bay dañu koy coppandi di ko jëfandikoo ngir gën a am benn gàllankoor ci sa wàllum wér-gu-yaram Adja Fatou Kiné Lo nag moom mooy participante bés bi sekk na ak Junior Cissé waxtaan bi yaatu. waaw ñun de produits yi ñu indi mooy les produits locaux plus beneen produit boo xam ne sénégalais comme ñun moo ko defar muy couche Alido léegi nag produits locaux yi ñu indi yaakaar naa boo xoolee armoire bi di nga gis li ci biir armoire bi sirop yi ñoo fa nekk mais am nañ en même temps céréales dañu innover tamit benn produit di defar ngalax di ko servir ci robinet ngalax te yaakaar naa ni yéen waa TVS bi ngeen ñëwee fekk ngeen ñu fi bien que nag tey ouverture bi la ñu ngi sant yàlla ci jeudi bii ñu ubbi tey di le premier di lancer un appel pour que sénégalais yëpp ñëw ci FICCA bi ndax wax dëgg yàlla am na solo ku fi ñëw sa xel dina dal ku fi ñëw di nga fi fekk loo xam ne macha allah. bii mooy sama 3e fois may exposé ndax ñun nag Kaolack lañ dëkk Kaolack lañ am bu fekkee ne le président Serigne dafa takku taxaw ànd ak chambre de métier ñoom chambre de commerce di dundal Kaolack ñun ñi dëkk Kaolack nekk doomu Kaolack ak ñeneen ñu dëkkul Kaolack ñëpp a ngi fi pour dundal Kaolack kon loolu moo tax bii mooy suñu 3e édition te ñu ngi ñaan yàlla édition bu ñëw ñu ñëw participer ñun waa PDL parce que Kaolack nag lañ am. maa ngi lancé appel ci population Kaolack bi ne leen ñu ñëw fii ci FICCA bi ci cœur de ville yaakaar naa kenn du manqué kenn du tardé surtout jigéen ñi maa ngi leen di woo góor ñi di woo ndaw ñi di woo école yi ne ñëpp ñëw visiter li nga xam ne tey Kaolack mu ngi koy dund li nga xam ne tey Kaolack taxawal na ko ba ñu xam ne Kaolack musul des gannaaw mais actuellement dafa gën a yokku macha allah kon ñu ngi lancé un appel solennel bu kenn tardé ñëw leen ngeen découvrir li nga xam ne dañ ko daan jëggaani tey mu ngi fii ci Kaolack Ndangaan. suñu invité du jour yéen mbokki safo la télévision du Saloum te di seetaan journal de la foire moom mooy le président du conseil départemental de Kaolack Baba Ndiaye nag duñ leen ko présenté ti bés bu njëkk ci foire bi mu daal di sol ay dàllam ñëw ci foire bi visité ko xool stand yi parce que gis ngeen ne ren foire bi particularité am mooy les collectivités locales dañoo lëkkaloog ñi nga xamante ne ñooy organisateurs yi loolee yëpp Baba Ndiaye andi ci ay leeral waaye it solo si nga xamante ne foire bi mun na koo jural dëkk Mbose Kumba jigéen bi ci wàllum koom moom Baba Ndiaye gënub kër gi tey Junior Cissé la waxtaanal. ren nag xam nga ne chambre conseil dañuy liggéey ak collectivités locales yi tey boo seetlee dañu nekk en partenariat pour ñu ñëw participer de façon effective si 3e FICCA bi gën ñu nit ñu dugal suñu loxo invité si ñi nga xam ni gën suñu nawle lañu suñu xarit lañ nekk bi ñu réew région orientale bu Maroc di invité d'honneur di forum bi nga xam ni forum bu mag la bi am si biir foire bi muy samedi matin ñu tuddee ko forum des collectivités territoriales muy pas sous la présidence effective du ministre de la gouvernance locale ñu def Maroc muy invité d'honneur muy région orientale ñu ñëw ak une forte délégation ñu ne xaar suba le président de la région Abenabi Biwi moom mooy jiite délégation boobu gën ak ay services pour ñëw fii si Kaolack ñu invité également la région de Kaydi Mali nga xam ne le président Bandiougou également Diawara da jiite délégation également ñëw fii ñi invité une structure boo xam ne ni organisme belge la buy dimbalee développement local ñi ko wax écocommunication moom mi def déplacement ñëw fii également si Kaolack cité et gouvernements locaux d'Afrique muy CGLUA ñoom it yabal lañ seen ndaw pour ñëw fekkee foire bi gën mais wane ne forum bi ñuy def samedi fii gën chambre de commerce forum international la ndax ay cadre ay kàngam yu nekk yu réew ñu ñëw fekk le fii chambre consulaire yi fekk le collectivités locales yi pour ñu waxtaan lan mooy jëmale donc suñu gox yi kanam donc tey li am si foire bi tey sant yàlla la mooy bu ñëwee ba Kaolack chambre conseil am initiative boo xam tey dafa incontournable dans la sous-région fépp fu ñu waxee ñu tudd foire Kaolack loolu mooy développement économique loolu mooy développement local kon ñi ngi félicité gërëm bu baax Serigne boobu fi seeni Seck ak ñi nga xam ne ñu ànd ak ñoom si liggéey boobu. waaw effectivement xam nga kii bi dafay mag su lépp lu ñu am joxe nañ ko tey jigéen hôtel de sud Kaolack yëpp réservé nañu ko ndax Kaolack dëkk centre la te foire bi àgg na dayo boo xam ne tey yaakaar naa ne tey bu ñu fi jógee dañu yokkaat suñ capacité d'accueil yi suñ capacité hôtelière yi ndax képp ku am gan ñuy ñëw xam nga ne am nga jafe-jafe tey pour am fa leen loger donc moo tax ñu ñëpp war nañ am initiative ñi nga xam ne ñooy ay privé di yëngu si wàllu tourisme ñi fexe ba xam ne Kaolack léegi nekk na léegi dëkk bu attractif nekk na dëkk boo xam ne képp fi investir lu jëm si wàllu tourisme da nga si am ndam ndax tey suñu capacité d'accueil yi
nekk na loo xam ne ni gën dafa ndaw par rapport ak ñi nga xam ne ñoo jóg jébbalu si Saloum te loolu mooy développement mooy def loo xam ne nii tey dañuy fexe ba ñëpp dañuy daw jëm si dëkk ba mu am échange mu am jaayante yaakaar naa Kaolack tey fa mu newoon démb bëkki démb tey dellusiwaat na fa kon nañ ci gën a jàppale ñu jël initiative boobu gën loolu mooy suñu taxawaay ndax tey képp koy développement local ñun ko local nga ko defal te chambre consulaire ak cour local dañuy war a boole seen doole liggéey pour que askan bi ak économie bi mën a jëm kanam donc ñi ngi sant yàlla bu baax bi Kaolack tey demee ba am xew ba nit ñi am fi mu dal loolu mooy wane ne xew bi xew bu am solo la xew bu yëkkatiku la xew bu am njëriñ également si askanu Sénégal askanu Kaolack la mais askanu Sénégal ak Afrique yëpp. rubrique bi nga xamante ne mooy mujj saa su ne ci biir journal de la foire mooy rubrique bu ñu tuddee agenda ëllëg nag li nga xamante ne moo ci gën a fës mooy ndaje bi ñu war a amal ak woy taskatu xibaar yi waxtaanee ci lii di foire bi ak solos foire bi mbokk yi foofee nag la ñuy jaaxee tàggoo ak yéen di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah waaye jaajëfal bu baax Boubacar Camara.